salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum ñi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan Kër Ndanane TV fépp fu ñu mënti nekk dalal jàmm ci fi nga xamante ni moo di la chaîne de l'élégance la chaîne de l'élégance nag dafa daal di ànd ak ay partenaires bi nga xamante ni moo di Jolof Agricole bu marque Kara Forcrop Cristal lépp ci biir ak USAID ñu def benn tournée boo xamante ni ça concerne les agriculteurs mu nekk loo xamante ni lu am solo la parce que Jolof Agricole baykat yi ñoo ko ñor bayum réew mi te ñun Kër Ndanane TV nit ñi ñoo comme ni ma ko faral di waxee rek suñ ne bay di wax li nga xamante ni moo di Sénégal dañ ciy gis suñu bopp daal parce que dafa bokk ci li nga xamante ni dafay doxal réew mi tey nag ñu nekk fi nga xamante ni moo di ceeb voilà ci région de Louga la nekk macha allah fekk fi ay baykat yu mucc ay yoo xamante ni ñun lépp loo xamante ni dafay doxal réew mi rek ci lañ nekk. salaamaaleykum sëñ bi ma bàyyi la nga wax sa tur ak sa sant. man maa ngi tudd Badara Ka maa ngi nekk producteur dëkk fii ci ceeb waaw. waa sëñ bi dama bëggoon nga jox ma ban gis-gis nga am ci li nga xamante ne moo di produit Jolof Agricole bi. waaw produit Jolof Agricole bi de bu baax rek laa ci am quoi parce que man daaw jot naa ko utiliser te bi ma ko utiliser tamit li ma ci soxloon am naa ko. waaw ndax am naa qualité soble laa ko defoon mais qualité soble bu rafet laa ko amoon ba pare jotoon samay morom yu bëri mais bi ma xoolee ay 3 personnes 4 personnes wax nañ ma ñoom tamit am nañ ci liñ ci soxla daal. waaw engrais chimique yi nga xamante moom ngeen daan utiliser te instant yi nii affaire bi dañ ko wàññi def ko innovation boo xamante ni mën nga am li ngay soxla ci benn saako mën nga ko am ci benn bouteille loolu ban jàngat nga ci am ak itam déplacement bi nga xamante ni waa Jolof Agricole def nañ ko jóge ba 50 ñëw fi nga xamante ni moo di ceeb loolu tamit ban gis-gis nga ci am. waaw man de gis-gis bi ma ci am mooy rafetlu déplacement bi ñu def ñëw fii ci ceeb quoi parce que loolu ñun dañ ko yàgg soxla surtout ñun jeunes yi nga xamante ne ñoo war a nekk fii yee sunuy mag ñi nga xam ni ñu doon béyee démb de aduna bi dafa changé dafa war a jóge foofu tey parce que engrais chimique yi ñu doon yu bëri yi doon nañ ko utiliser mais gënul waaw gënul parce que ñun lii dañ ko yàgg soxla mais dañu xamul woon yoon wi ñuy jaar ba indi ko fi waaw loolu moom vraiment dañ koy rafetlu bu baax. dañ leen di sant tamit ci déplacement bi ngeen def ñëw fii tey ci ceeb. sëñ bi ma lay bàyyi nga joxe sa tur ak sa sant ba pare wax ñu li nga gis ci produit yooyu. Mamadou Dia. waaw. loo gis ci produit Jolof Agricole mooy marque Kara Forcrop ak Cristal bi. Kara bi de man utilisé woon naa ko daaw mais am na solo lool baax na def naa ko ci pépinière ba ci soble ba ci ay jakkutek ay lujum bi yëpp mais baax na wax dëgg yàlla am na solo lool. ban message ngay lancé sa moromu baykat yi nga xamante ne jotaguñ ci produit bi. maanaam daal ñi ko xamagul bu yeboo ñu jéem koo xam parce que yeneen engrais yi seer na seeraay boo xam ne Jolof kii moo gën a woyof ci ñoom te baax na lool. am na njëriñ boo ko utilisé ni ñu la wax daal daa nga gis njëriñam incha allah. ñu lay jaajëfal bu baax merci beaucoup. sëñ bi ma lay nuyu di la jaajëfal bëggoon xam tur beeg sant bi. Basirou Dia. waaw. Basirou Dia ñu gis nga nekk cultivateur fi nga xamante ni moo di ceeb mais itam da ngay utiliser li nga xamante ni mooy produit yu Jolof Agricole yi mooy marque Kara bi Cristal Forcrop léegi yow lan nga ban jàngat nga ci am. waaw man de daaw def naa kii kaka bi. Kara bi. waaw moom daaw moom def naa ko mais gis naa ci wax dëgg la résultat daaw ba sama pomme de terre amee 1 mois 15 jours dem 2 mois moom laa doon utiliser mais wax dëgg yàlla. gis naa ci rendement boo xam ne daaw ma ko mën gis ci sama pomme de terre ak dëgëraay boo xam ne si daaw ma ko doon gis am na solo trop daal li ma ci mën a wax daal mooy boobu moom man maa ko gisal sama bopp waaw. kon weddi gis bokk ci lan ngay wax baykat yi nga xamante ne nag wax dëgg yàlla ñu ngi toog di xaar topp engrais chimique yi nga xamante ne moom lañuy utiliser rek pour seen tool yi. waaw xam nga baykat yi moom bëgg nañ engrais bu baax mais maanaam li ci doon nekk rek mooy dañ doon xaw a ragal rek mais yaakaar naa fu mu nekk nii ñu ngi gis comme ñun def nañ ko ñoom ñu gis ko am naa yaakaar bu baax ne tamit ren moom daañu gën a utiliser bu baax a baax te tamit waxtaan nañ ci bu baax a baax ñoom tamit xam nañ ne engrais yi moom engrais foliaire yi ñu def nii moom ñëpp fa lañ jëm te yaakaar naa moo gën tamit moo gën yeneen engrais yi te bariwul poson bariwul ay problème te du yàq sa bagage du yàq sa lu jëm daal. place bi ñuy am parce que dinañ wax ak ay ndaw yu nekk ci dëkk bi pour xool fan mooy gën a jege ba ngeen xamante yéen su ngeen paree rek da ngeen di andi bagage yi foofu su ngeen ko fa andee vérification yi ñu siy def naturellement qualité bi dañ siy insister parce que tey dañoo am partenaire yoo xam daa am ñu ñuy liggéeyal ñoo xamante ne amuñu caaxaan si liggéey bëgguñu rupture
bëgguñu aussi ay produits yoo xam dañuy ñëw ñu naan ñu bii baax na bii baaxul donc côté boobu dinaa leen si ñaax xëy na dinaa leen si sonal tuuti mais il faut que ñu yegg niveau ba nga xamante ne la ñeneen yi di def si seen dëkk muy réussir ñun ñu def ko si suñu dëkk mu réussir parce que du yoon tey ñeneen ñi nekk ci yenn niveau yi ñun ak àll bi ñu am man su may daw ci tali bi damay kontaan damay bëgg parce que da ngay xool àll bi damay ragal sax def accident tellement nii laay def ndaxte àll bi dafa rafet zone baa ngi fi zone yi nga xamante ne mën nañ ko béy ñu ngi fi donc il faut ñu jàppalante suñu biir pour mën si yegg qualité bi donc dama siy insister qualité bi moom dinaa si insister bu baax yéen aussi ngeen jàpp si xam ni bagage da nga ko war a joxe mu baax ki koy jël di ko jëfandikoo mën a kontaan si loolu côté paiement yi ñun tey dañoo digitaliser non tey dañoo digitaliser liggéey bi yëpp donc su ma nee digitaliser mooy lépp dañ ko dugal ci TIC yu bees yi voilà ci affaire bagage su internet quoi donc évolution boobu si foofu lañ nekk tey jii lépp loo ma wax su fekkee par exemple am na koo xam Modou Ba la tudd waxtaan nañ mu ne ma man Modou Ba laa tudd damay def carotte damay def chou dama naan ok léegi carotte bi ak chou bi kañ lay génn nga ne ma ah jiw naa ko tey dans 3 mois dina génn ñun loolu yëpp dañ koy dugal ci machine bi à 1 semaine ou à 2 semaines maanaam avant muy jot dinañ la waat ne la ah Modou Ba waxoon nga di nga am carotte de di nga ko am dans tant de mois est-ce que c'est confirmé nga ne ñu waa c'est confirmé dina génn ñu ne la d'accord ñu enregistré nag carrément xam ni kii nii ci suñu système tel jour dina commencer am produit à partir de tel jour boobu nag si lañ lay woo ne la ah ñun bëgg nañ 1 tonne de carotte wala bëgg nañ 200 kilos de carotte bëgg nañ 300 kilos de carotte nga ne ñu waa mën na nekk ñu ne la prix bii de lañ la bëgg a fay nga ne ñu ah waa baax na wala waa arrangé na ma ñu ne la donc yóbbul ñu ko place ba maanaam dinañ liggéey de telle sorte que doo ñu gis mais lépp li ñuy def ci yoon lay jaar sa xaalis tey jii xaalis dañoo bañ manipulation xaalis parce que dañ see bëri woon ay problème léegi tey jii lépp lu ñuy def ci Wave lañ koy jaarale tey Wave jege na dëkkuwaay Wave soo demee ba ci ruqu-ruqaan yu gën a ndaw Sénégal sax ñu ngi fa donc système boobu la ñu adopté pour di def paiement yi par Wave beneen affaire bi nga xam xëy na moo mën a andi lënt-lënt moo tax sax ma sawar si mën a nekk ak Thierno mooy paiement différé yi ñuy def maanaam suñu nee différé maanaam sa bagage suñ ko jëlee tey ni ñuy liggéey mooy le lendemain lañ la koy fay par Wave lu tax loolu parce que suñuy jël bagage tey du ceeb rek la ñuy jël bagage dañuy jël bagage ceeb dañuy jël bagage Ross Béthio dañuy jël bagage Jagambal dañuy jël bagage Jogo Fass Boy foofu yëpp dañu fay jël ay bagage donc xam nga boo bëggee di jël di traiter en même temps ay paiement mën na andi ay jaxasoo donc ñun dañuy jël journée bi le lendemain mu am beneen équipe bu toppatoo paiement yi xool ne ah Modou Ba joxoon nañu 100 kilos 100 kilos bi 250 la ñu waxtaanoon donc 25000 la ñu woo la ne la Modou Ba effectivement 25000 waa sa numéro bi Wave la nga ni waaw ñu defaral la sa transaction donc loolu daal moo nekkoon innovation bu bees bu ñu bëgg a andi bëgg vraiment su ngeen d'accordé liste bi romb man dinaa ko récupérer dinaa ko yónnee suñu agent yi parce que ñu ngi suñu société yi Mbour lañ basé wu mais ñu ngi présent au niveau de Dakar dinañ présent au niveau de Thiès dinañ présent au niveau de Mbour dinañ présent au niveau de Touba ainsi de suite on est en phase de développement d'accord dañuy ñëw yaatal affaire bi mais pour loolu il faut que ma am partenaire yu wóor yoo xamante ne je peux m'appuyer sur eux parce que mënuma jël engagement ak sama ay partenaires parce que ñi may liggéeyal moo Thierno xam na du ñu ay gars yu caaxaan te chaque jour dañuy soxla ay bagages donc man balaa maa signé ak ñoom quoi que ce soit il faut yéen ñi nga xamante ne yéen a tax ma ñëw fii ma am ak yéen kàddu yu wóor yu leer xamante ne dama koy bind def ko ci sama plateforme saa yi ma soxlaa su ma nee kër woo nit ki war na mën a ni ok mu ngi ñëw nga xamante ne kay na fekk ma tënk ak moom li may tënk ak moom ba pare vous comprenez donc vraiment man je suis très satisfait de l'assemblée bëggoon naa nag saa waay jëlal mu ak photo ak gars yi comme ça ma xam ni c'est mes nouveaux partenaires d'accord ngeen ci li ma wax mën naa jël seen numéro
voilà en tout cas su ngeen amee benn jaaxle wala benn question bu ngeen bëgg a poser si li ma leen wax nii je suis ouvert ma répondre si rapidement parce que dama am rendez-vous fii si seen yeneen mbokki producteur à Xongu Yaay pour vous voilà pour vous dire que ñëwuñu fi pour benn campagne wala pour ñaari campagne nous on est là pour travailler avec vous dañoo ñëw pour liggéey am benn relation de confiance ak yéen ak loo xamante ne ça va être dans le temps duñ fi nekk naan non campagne bu jeexee ñun dañuy dem on est là jeunes yi bi ñu nar a jël pour fii muy def recrutement di recruter numéro yi xam nga yéen bëriwu leen ça veut dire am na ñeneen ñu bëri ñu ñëwul jeune boobu fii lay dëkk dañ koy jël mu nekk suñu agent ñu koy fay place bi nga xamante ne dinañ fa teg suñu ndaw mun place am lay doon certes mais moom si boppam dina gis boppam ci liggéey bi parce que si liggéey bi lu muy def à chaque fois lu mu def am na rémunération bu ñu koy fay donc on est là pour vous aider on est là pour aider la population d'accord ma bëgg daal vraiment ngeen jàppale ma si numéro yi dinaa ko récupérer dinañ leen woo planification yi li ngeen di def ak li ngeen di waaj a def ak produit yi kañ lay génn yooyu yëpp ngeen wax ñu si mais de façon claire bu mu doon ay à peu près comme ça ñun ñu mën a am base bu baax ñu xam ni kat waa ceeb am nañ fa 500 producteurs 500 yëpp fii ak 2 mois fii ak 1 mois fii ak 1 semaine nii kii dina am lii kii dina am lii kii dina am lee ça va me permettre moi de pouvoir faire face à mes partenaires ñi may jaay léegi liggéey bi day tourner du amati arrêt day tourner voilà may kontaan naa trop. ci baykatu soble yi di wax yan jafe-jafe ñoo leen di gën a sonal daanaka yii aussi di ngeen gis ne ay xeetu mouche la day faral di dal soble ñu bëri na ay baykatu soble yoo xam ne suñu xaree seen soble ci ay yenn waxtu dañ ci fekk ay sax yii aussi am na ay saafara yoo xam ne mën nga ko cee def bëri nañ ay produits yoo xam ne contre sax panthère bi nekk na produit boo xam ne ay na ci sax hémaphore bi mais aussi supermet bi ñenn ñi aussi baykatu kaan yi ba leen futu kaan yi sonalee ñu tuddee ko supersib donc bii aussi peut-être su amee ay baykatu kaan yi dinañ am quelques yoo xam ne ñaar ba ñett su dee kaan yi futt da leen sonal wala poivron buy futt dinañ ko ci may mu testé ko ku ne soble aussi wax kootoot nekk na ruur boo xam ne sonal na soble surtout période tàngaay ñuy def soble mois de mars donc kootoot nag ñu ci bëri ñun suñu produit su dee waawaale moom Arsenal ak Lanaat soo leen waxee beneen produit sax duñ seen xel du dal parce que lii moom lañ koy saafara mais ñun dañuy defar produit boo xam ne daanaka que nit ki di jënd Arsenal ak Lanaat muy metti ci moom dañ koy boole ci benn matière active mu ci mel ni xeetu hémaphore bële ñëpp xam nañ ne trips bi kootoot bi ay nen lay jëlee ba topp circuit bee yëpp pour màgg daanaka dafa am produit yoo am ne yii dafa aay ci nen yi yii aay ci yuy naaw moo waral baykat yi di jaxase Arsenal ak Lanaat mais bële produit bee tudd hémaphore aussi day contrôler cycle insecte yëpp ba muy nenee ba nu muy màggee donc moo tax tamit ñu leen koy indi parce que nit ki ñun du ñu bëgg nit ki di jël benn produit rek di ko traité parce que xam nañ loolu su toogee ñetti at day ne seen produit bi efficace tout alors que moom moo ko miinal ay ruuram ñun loolu la ñuy bañ moo tax tout le temps suñu produit su demee ba egg yenn niveau yi ñun ñoo koy bëgg a rayal suñu bopp balaa peut-être concurrent di ko ñëw di ray moo waral mooy lu ma waxoon sànq dañuy wutu produit boo xam ne bokk ñu lu ñu ko defaree mais ñooy bokk lu ñuy saafara donc tout le temps politique boobu la ñuy faral di def ak baykat yi donc fii aussi nématode aussi yu ma waxoon ci pomme de terre daanaka ñuy bay soble ci joor gi sonal na leen mooy que ne nga def lépp ci sa soble mais da ngay gis ne sa soble màggul loolu moom baykat dafa war a am réflexe boobu engrais bi su doyee ndox bi doy gàncaxam màggul lu ma war a njëkk a def mooy buddi xool ndax reen yi amul dara su reen yi amee dara mu dem jënd produit bu koy saafara su reen yi amul dara mu xam ne nekkul nématode sama gàncax buy gàntal maladie fongique yu ma doon tudd maladie fongique yooyu nag après dinañ ci ñëw pour ma wax baykat bi nan la ko war a mën a ràññee que comme que tur yooyu mënu ko jàpp mais war nañ mën a wax baykat bi nan la ko mën a ràññatlee yii aussi ay bactériose la nit ki day jékki-jékki ne sama soble bi day xeeñ day xel yi daanaka yii aussi su leen kiiwee jafe-jafe bi tey nag ñun bëri nañu ay produits mais damay xool produit bu leen di ëppal njëriñ boo xam ne doo leen dem di jëndandoo ñaar ak ñett yooyu xeetu feebar yooyu su leen dalee produit bii mën na leen ko saafaraal ci contre maladie bactérienne bi donc aussi ñëpp xam nañ ne aussi oignon yombul ngeen oignon lii di leen ci sonal donc yii yëpp aussi su amee yii ay xeetu maladie fongique la
maladie fongique nag nekk ay fongicides ñoo koy faral di joxe lu la ci ban jàngat nga ci mën a am mooy gàncax boo xam ne buddi nga ko reen yi amul bul mais nga gis ne day woowee ci kaw di wàcc wala muy nëbee ci suuf di yéeg loolu fu mu leen dalee ci gàncax xamal ne fongicide la da ngeen war a wut maladie fongique la da ngeen war a wut fongicide mu saafaral leen ko. am na aussi beneen feebar bu ñuy tuddee racine rose daanaka nga buddi sa soble bi di xonk ba pare muy xelli daanaka yii yëpp aussi jafe-jafe yu ma lim la te fongicides yi ñoo koy def donc yii yëpp nekk na ay image yoo xam ne ay maladie fongique lañ ngeen war a wut ay fongicides pour mu jàppale leen ci. daanaka mildiou aussi bu may faral di wax parfois ngay dem ci ay toolu soble gis tool bi am partie yoo xam ne day wow daanaka baykat bi utiliser façon produit bu ci ne mais amu ci saafara c'est juste que ne moom dañuy jàpp ne maladie fongique la mais su demee ci jaaykatu produit bi moom daf koy ni jëlal mancozeb nga jaxase ko ci alors que ne mancozeb nee naa leen feebar bi su ñëwee mënatu ci dara moom aar la mën mais mënul faj donc loolu aussi da ngeen ciy bàyyi xel ba lii waratu leen dal parce que lii nii tubaab yi def ay rendement 80 tonnes par hectare ak 100 tonnes ñoom dépassé nañ cadre yi ñoom talatuñu cadre maladie parce que soo demee seen dépôt gis nga lu hectare bi war a soxla ci produit chaque semaine dañ ko fay teg ñoom xam nga lan la ñuy wër mooy que ne wutu ay engrais yoo xam ne war nañ ko mën a def sa soble bi ba soble bi am poids ba pare dijj ñoom rayante bi foofu la ne donc te loolu incha allah après ñoom Abdou Ndoye Jolof Agricole dinañ ci gën a yaatal ci wàllu développement boobu. oignon aussi ñëpp xam nañ ne nit ñi dañ koy bay lu yaatu mais aussi du ñu mën a buddi ñax yooyu ñax yi nag oignon daanaka loolu noonu nag su la dalee mooy que ne lu la ciy musal mooy oignon waa Waalo man jàpp naa ne waa Pout ak waa Potou ay nañ ci oignon waa Pout moom vraiment macha allah waa Potou ay nañ ci oignon waa Waalo du ma ne ay nañ ci oignon waaye ci mbirum herbicide ay nañ ci lool parce que ñoom lu ñuy bay dafa yaatu moo tax tout le temps ñoom herbicide lu ñuy bay yëpp duñ ko mën a di buddi moo tax xeetu herbicide yi ngeen di gis waa Waalo balaa ñoo bay oignon dañuy stocké dañuy wutu produit boo xam ne day bloqué graines yi daanaka ci 20 ba fanweeri fan suñu stocké ba pare entre 20 ak fanweeri fan fekk oignon bi jàpp bay commencé am ay xob ñoom dañuy jël oxyphore ak galanphore jaxase ko am na ñoo xam ne mën nañ jël lu ci mel ni basaphore bi ñenn ñi tuddee ko basagran jaxase ko galanphore wala cléthore cléthore nag moom ñenn ñi mus nañoo jënd select SPIA ñun cléthore select la tudd mais select la ko waa SPIA di woowee mais ñun cléthore lañ ko tuddee matière active bi nekk cléthodine bële ñoom 120 grammes par litre ñun 240 grammes par litre suñu bos dañ ko doubler pour gën a mën a amal njëriñ baykat bi donc xeetu herbicide yu nekkee côté bii muy galanphore muy bombardier muy cléthore ñoom ñoo bokk xeetu ñax yu ñuy rey xeetu herbicide yu nekkee côté bële ñoom ñoo bokk xeetu ñax yu muy rey muy basaphore ak oxyphore léegi nag dañuy ne boo ci jël ci bële bii da nga ciy def lu yem 30 cc mooy que ne kubéer gu mag bi xaaj bii nga def ci 60 cc mooy kubéer gi ba mu fees ak tuuti soo leen jaxasee oignon bi bépp ñax bu fa ne daf koy faagaagal kenn ki nag dina mën a ñaxu xëy sil dañuy sonal parce que boobu du ko mën a faagaagal ma ne leen soo leen stobee seen avant ngeen di jiw seen soble soo leen stobee xëy sil bi avant moo am ñetti nopp oxyphore su ko fa fekkee da koy lakk mais su weesoo ñetti nopp du ci mën dara dose bu ngay def ci oxyphore bi day faagaagal waale soble bi moo waral ren ñu nekkee ceeb ak ñu nekkee Potou ñu nag Jolof Agricole dinañ ci tànn ay producteurs yoo xam ne dinañ leen gunge techniquement ci wàllu stop bi ba ñuy ñoralee soble ñu nekk ay producteurs yoo xam ne dañ leen di jox ay produits ñu suivre leen créé waat beneen journée porte ouverte ñu ñëw ngeen gis résultats yi ci façon xeetu mbay ni ñuy defee herbicide yi mais aussi ni ñu war a mën a appliquer engrais foliaire yi loolu c'est important parce que baykat mënoo ñëw wax ko nii dem foofu mu am aussi looy teg ci loxo mu gis ne lii day marché moom mu mun cee sawar dem jëndi xaalisam parce que ñun dañuy taaba man su ma nekkee baykat damay taaba damay jël fii di dugal fii mais nag mënoo jël di jënd produit boo xam ne leeru la ne lii lay saafara ay wax kese lu ñuy naan naxiti bëy donc da ciy baax ñu teg leen seen loxo loo xam ne day leer ngir ëllëg ngeen mën ko wax seen morom ne ah man de lii def naa ko te gis naa ci njëriñ mooy que ne baykat bi aussi moom war na mën a gindeeku ne
matière active pas muy raisonné par tur bi Acarus la tudd wala Super Abamex mais mu xool lan lañ ci def par exemple mën nga jënd ñetti xeetu produit yoo xam ne ñoom ñoo bokk mais ñu koy jaay ñoo wute donc loolu aussi parfois nga gis ne Abamex day dem ba tële nga dem jëli Dicofort dem ba tële nga dem jëli Périfort dem ba tële nga dem jëli Tonnerre léegi nag lu tax ma naan tële mooy que ne araignée rouge moo xam ne dafa gaaw a miin produit soo du soppi produit yu ngi koy traité wala nga koy jaxase moom daf koy gaaw a miin soo defee ñaar ba ñetti application da ngay gis ne mu ngi rey mais rey bi day wàññeeku donc araignée rouge nekk na feebar boo xam ne jafe-jafe bu gaaw a miin produit la moo tax ñun tout le temps nit ki su jëndee Abamex wala Dicofort wala Périfort dañ ciy wax na ko jaxaseeg Lanat wala na ko jaxaseeg beneen produit nga xam ne beneen traitement bi aussi nga jaxase kook leneen saa yooy jaxase rek dina am matière active boo xam ne dina ko fa fekk di ko doggali miinu ko donc loolu dañ ciy bàyyi xel mais araignée rouge aussi xeetu soo leen di récolter période tàngaay yomb na aussi produit yi ngeen di faral di utiliser seen daar bi sori daar nag mooy tooke buy nekk ci gàncax bi léegi nag loolu lu ñu ciy wax mooy que ne lu ci mel ni Dicofort dañuy ne soo traité da ngaa war a toog fukki fan ak juróom wala fukki fan ak ñeent balaa ngaa récolter lu ci mel ni Abamex da ngaa war a toog juróom-ñaari fan lu ci mel ni Périfort da ngaa war a toog fukki fan ak juróom léegi baykat yi nag xamante nañ parfois batangse bi day meññ mu dégg ne saako neex na ci marché bi rek li jëntewul sax lële day ne man sama njaboot du xiif fii ma naan damay xool ab tooke donc loolu même suñ ko waxee yoonam newu ci moom ñëpp xam nañ ne fii moom sa njaboote la gënal lu ne mais nag day baax ñu sàmmanteeg suñu ak yi ak yeneen mbindeef yi moo waral aussi ba ñu musee dem Lendeng benn baykat Alioune Balde nañu ñun lenn la ñu bëgg mooy ngeen indil ñu produit boo xam ne daar bi ñetti fan ndax xam nañ ne soo traité ñetti fan moom mën nga koo muñ dem jaay donc daar boobu nag moo tax ñu indil leen produit bi Tonnerre la tudd produit bi pour lem bu xonk bi la donc fu ñuy tëlee yëpp moom mën na fa te moom ñetti fan ngay koy def soora witt daanaka séminaire yi ñu doon def ñaari at yi weesu moo waral ñu liggéey ci ba soor a am xeetu produit boo xam ne day saafara araignée rouge bi mais daar bi ñetti fan lay am donc xeetu acarien yi lu ma leen doon wan moom lu ci mel ni batangse ak jaxato sonal na ko baykatu concombre yi aussi mouche bi sonal na leen mouche des cucurbitacées ñu ci bëri seen concombre yi day lemu ñu gis bëtt bi daanaka lii aussi day baax soo leen di def concombre ñu ci bëri dañuy ne mbay bu gaaw la rek yenn traitement yi sax duñ ko ci farataal mais da ciy baax concombre bi su demee ba commencé lew nga gàttandu ko ak ay produits day tax nga mën a récolter ba pare sa concombre bi du gaaw a matal am na aussi beneen xeetu tipp yi ay xeetu mildiou la mooy concombre bi di meññ ba pare teel a matal jékki-jékki xaru donc loolu aussi ay maladie fongique la soo bëggee sa concombre nga récolter ci 45e jour ba 4 mois wala 5 mois day baax chaque semaine nga def benn traitement insecticide wala fongicide mais fii néew na nit récolter concombre ñaari weer su eggee ñetti weer bi da ngay gis mu commencé jeexal comme que moom mbay bu gaaw la ci kii woon day jàpp ne su jeexalee rek kaani poivron bi wala kaani xeeñ bi dina ñëw mottali ko donc ñun jàpp nañ ne war nañoo jóge foo xam ne mbay bi dañ ciy wutee dépense mais war nañoo toll foo xam ne mbay bi dañ ciy amee ay alal di ci sànc ay kër ba suñu doom yu jàngi woon feneen suñu ñëwee kat dinañ gis ne baykat nekk baykat ab fierté la donc lu koy waral képp rek mooy nga changer xeetu mbayin bi lii nag daanaka baykatu tamaate yi aussi dinañ ko faral di gis mooy sax bi tutaa bi daaw bëri na ñu mu sonal tutaa bi du lenn lu dul sax boo xam ne day na ci xob yi dina ci doom bi te nit su sàgganee ba mu xese dugg ci toolam ba gañe ko daanaka du ci mën dara moo tax yéen ñuy bay tamaate wutu leen produit yoo xam ne da ngeen koy teel a traité di gàttandu sax bi lu ci mel ni Emamex lu ci mel ni Supermétrine lu ci mel ni Emafor lu ci mel ni Endomax donc bëri na ay produits yoo xam ne mën na gàttandu sax bi te du ko sonal waa tamaate aussi góom bi sonal na leen lool mooy que ne surtout ñuy bay tamaate asila góom bi sonal na leen góom bi nag du lenn lu dul benn xeetu manquement bu ngeen war a boole seen engrais te amu ci muy que ne calcium donc lii lu koy faral di firndeel mooy que ne carence en calcium donc jafe-jafe bi aleel foliaire mooy end bi comme biñu njëkkoon a génn mais bii day jaar ci suuf parce que bii ñeent lañ ci am ñeenti façon mooy booy doog a jëmbat boo bëggee mu am doole booy produire ak bi nga xamante ni maanaam boo bëggee rotation bi yàgg maanaam ngay witt di wittaat
ak bi nga xamante ni nag lu mu tóor téye ko te du ko waddal loolu la baykat soxla amul leneen. léegi nag am na ferñeent yoo xamante ne nag mooy bu manqué calcium ñu ni comme ñu koy wax sama tomate bi day xar rek am na lu koy waral lu bëri wala man kat fi ma nekk dafa am xorom damaa jëmbat premier ndox mi dafa am xorom tuuti maanaam nga wut ay correcteur de salinité amee nañ ko aussi tii moo tudd radix calcium boobu noonu en même temps day wàññi xorom si ba pare day tax doom bi du xar taat bi aussi tamit du am gaañu yooyu nga xamante ni mën na teg bu dee ci tomate la nga gis ko mu mel ni lu xoosu ñuul yooyu calcium moo koy dindi su fekkee tamit dañu gis ni fer la manqué nga gis ni garab gi daal def nga urée vertul def nga engrais vertul waaye bu mu ni jaxote bi day jaune rek da nga xam ne lii kat nekkatul problème urée nga war a xoolaat nag lan la war a doon techniciens yi dañooy ñëw xool ko daal ne lii kat dafa manqué fer boobaa da nga ñun amee nañ ci yoo xamante ni li mu manqué rek loolu lay réglé da nga ñëw ne ko ci tegg ñetti fan nga gis mu commencé changer mu mën ngay xëy damaa siburu dem hôpital ñu ni kii dal moom jox lay dañuy ñëw rek daal lay dóor benn anti kii yooyu siburu yooyu rek mu ni cocc wër dem si garab bi da koy manqué kon loolu dafa am ci mbir mi bu ñu demee nag ba am 2 mois comme ni ko góor gi waxee laaj ban mooy am ci 2 mois mooy boobu nag moom mooy liggéey bi moom la gars yi gën a soxla mooy lii di jël doom bi ba am rendement parce que rendement foofu lay commencé lan mooy tax mu dijj doom bi yaatu ngand xamante ni soble boo ci teg ñaari doom rek kilo la wala waaw day am ñaari doom rek mën nga ko teg muy kilo parce que am na variété yu tudd ku mel ni ay quartz ak yooyu ñaari doom sax da ngay gis doom boo xam ne benn kilo lay doon léegi nag yooyu noonu rendement yooyu nga jël lu tolloog 800 000 graines ci benn hectare grain bu nekk daal lay jox benn kilo xam nga loolu kenn xamul lu mu toll ci ay hectare ay 80 tonnes la par hectare 80 la te gars yi dañuy def ba 500 grammes 600 grammes 700 grammes kon am na ci variété yoo xamante ni buñ ko defee 1 million de graines bu nekkee grain bu nekk jox na la 880 tonnes la plus même donc kon il faut que tam ñu jouer ci côté rendement yi waaw léegi nag bu ñu tolloo ci boobu nag ñun dañuy proposer cristal 15 5 30 ba tey nee naa leen kon na leen yi ngeen daan def yooyu yëpp baax na mais yokk leen ci ñu indi bële nag muy 13 15 5 30 mais la mooy rôle am mooy day tax maanaam mu ubbeeku ci 2e mois ba 3e mois ndax xam nga soble bu amee 3 mois rek daanaka mën nga wàññi commencé di xalaat di wàññi ndox meek wàññi engrais yu bëri dematu ci mais nag ñun dañuy teel a bàyyi engrais des fois bëgg koo daaneel parce que bëri nañ bu ñu demee ba am 2 mois rek daanaka urée lañ ci sànniwaat pare nañ ci fekk na mën nga ko gën a gunge muy gën a naat di gën a am kattan pour mën a doom bi parce que soble bu amee kattan rek doom bi di ci soo la gaa yi rawee gaa yi li la koy may kattan nag ay ferñeent la ferñeent yu mu manqué rek nga jox ko te engrais yi ma ci yëpp dafa am ay ferñeent ñett ba ñeent yoo xam ne ñu ngi ci biir li nga xam ne amul ci 18 20 mooy ferñeent yooyu 13 43 bi 13 43 la plus am na ay oligo éléments mel ni bore molybdène zinc cuivre kon mooy yi ma xamante ni moom da ko doon manqué dañ ko ci tënkaale lii tax mu mën a jar kilo 2000 francs maanaam ferñeent yooyu ba ñett ba juróom yoo xamante ni garab gi da koy manqué dal ni la doo dem uti ci ko faneen lépp mën nañu ko def ci benn engrais maanaam ni nga koy gis nii engrais ñett la base bi ñett la NPK mais amaat nañ si yeneen ñeenti engrais yoo xam ne sànni nañ ko ci biir pour lépp lu garab gi soxla di ko wuti ci suuf maanaam fekk ko fa moom lañ ci def mooy tax mu mën a joxe rendement yenn yi léegi nag bu jiite loolu nag wax nañ fi radix calcium wax nañ ci H20 wax nañ ci combi mooy lan boo gisee ñu bëri ñii professionnels yi ñoo koy def mais dafay gën a cher mais nit ki nag soo fekkee da nga ko bëgg a essayer la da nga koy présenter en attendant li nga xam ne mënees na cee mos tey jéem a gëstu leneen combi nag ce sont benn formule technique la boo xamante ni complexe oligo-élément la maanaam ferñeent yépp yu bëri ba juróom-ñett la ñu boole ci benn bouteille maanaam ñi nga xam dañoom dafa manqué boor mooy lan dafa manqué molybdène dafa manqué zinc dafa manqué lu lépp
ay ferñeent la yoo xamante ni garab gi daf koy soxla bu ko amulee dafay feeñ ci rendement bi moom la ñu boolee nag def ci benn bouteille léegi nag joxandoo ko lépp nga xamante ni moom lu mu manqué ju fekk ko fa ndax da nga ko taajal foofu rek ne ko yow loo bëgg wut ko foofu kon fii pomme de terre bi toll dafa am nag engrais boo xamante ni moo tudd Kara xam naa bu ngeen ñëwee laaj ngeen muy lan mooy lan quoi mooy lekk nii lii engrais la boo xamante ni si gin biir gamme bi ñuy présenté yépp moo ci engrais bi nga xamante ni moom moo ci ëpp doole wala ëpp lu ci Sénégal di jënd c'est parce que moom dafa boole bi nga bu jëmbatee ba kara ngay buddi sa soble moment bu ne mën nga ko ci def maanaam mooy passe-partout bi moment bu nekk mën nga ko def ndax lan ndax ay ferñeent yu mu àndal su fekkee potasse dong la da nga naan ah non potasse moom soxla woo ko booy doog a jëmbat da ngay bàyyi bay witt ndax nga doom yu bari ak yooyu mais Kara moo doon engrais boo xamante ni baykat yi Sénégal yu ndaw yeeg yu mag yi ñëpp dégg nañ ko xam nañ ko waaye def nañ ko essayé nañ ko gis ay résultats moo tax mu nekk produit boo xamante ni mooy suñu produit phare mooy bi nga xam ne moom la ñu ëpp lu ñuy wane c'est parce que moom mooy régler problème yëpp daanaka mu nekk Kara NPK la benn biostimulant la boo xamante ni maanaam bu ne biostimulant nag du question ni bio lay wax du nekkul ni comme bio bi ngay dégg biostimulant nag boo ko déggee maanaam ay ferñeent la yu bëri yu ñuy dajale yoo xamante ni maanaam dafa am ay mënees na cee ute ci bio maanaam dina xaw a jafe pour ñu expliquer ko bu baax a baax mais nañu jàpp ni du engrais base kese mais ay ferñeent la yoo xamante daf ciy boole ñu mel ni ay acides aminés ñu mel ni boor ay molybdène ñoom ñëpp dañ ciy dugg ci biir pour bu ko defee maanaam lépp lu garab gi di soxla rek saa su tourné boo ko pompé mu fekk ko fa ba mu doy sëkk ci moom bii nag képp koo xamante ni maanaam yaa ngi am sa tool ak looy mënti bay nag ba ci agrume ba ci orange ba ci jaxutoo ba ci lu mënti doon war nga ci am minimum de benn carton sa biir kër pour régler sa problème xaw ma ki ko am ak ku ko musul am ku ko amul moom du sa bokk ci mbay bi am na ñoo xamante ne ay 1000 litres lañ ciy wax 1000 junni litres lañ ciy jël teg seen biir tool semaine bu jot ñu envoyé ko moo tax it dañ ciy gis ay résultats yoo xamante ne dañuy leer ne lii man moom la gars yi secret yor amoon naa benn tubaab boo xamante ni ci ab ay serre la yor bu ñu jógee Espagne xam nga nu mu def engrais yi muy utiliser yëpp day teppi étiquette bi daal koy kodeel ko boppam bind ci AAA bind ci BBB xam lu ñu ci jublu mooy bu kenn xam lu muy def bu ci kenn xam secret ndax lan ndax boobaa kàddoom di mën a wéy ak résultat yi di mën a feeñ. développé dëgg baykat yi ñu yor koomu réew boobu weesuwuñu 10% wala 8% réew ma parce que mbay li ñuy wax l'agriculture permet de libérer des bras mbay bu amee njëriñ dëgg-dëgg day libérer nit ñi ñu mën a dem defi leneen voilà mooy ku waroon a jël 100 personnes nga dugal leen ci benn tool ñu fay liggéey yàlla may la doole joo xamante ne juróomi nit dinañ ko mën a def su ko defee 95 yi des ñu mën a dem defi service wala ñoo na dem jaay wala ñu dem def menuisier bois wala ñu mën a defi leneen ak leneen foofu yàlla dogal na ni ñu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla daaw ak daaw jëkk ku fi ñëw nga xam ne béykat yi ñu ngi góorgóorlu dafay effort yooyu nag dafa am loo xamante ne nag moo koy mën a ñoŋal mooy ay infrastructure toujours dama koy wax ay infrastructure yoo xamante ne yi ay stockage yi transformation la ndax li ñuy béy ci réew mi mënuñu koo lekk ci benn fan amul sax benn réew lu bari li ñu fiy lekk fii wala di ko naan wala yu mel noonu lu ñu béy la comme ni ngeen koy béyee ñu transformé ba fu ñëwee bu accès fii du ngeen xam sax nu mu meloon jus yi ñuy naan fii yu bëree jus yeeg lekk yu bëri médicaments yeeg yu bëri saabu yu ñuy sangoog yeneen yu bëree bëri ay garab la woon ca njëlbéen ñu transformé ko ba mu am valeur ñu andi nii jox ñu ko di ñu ko jaay te li ci ëpp lañ la koy jaayee day fekk prix bi dem na 3 ou 4 fois yow la nga ko béyee. gombo kanje bi ñuy béy fii ci Sénégal te ñu am ay opérateur xam naa ne Abdou fii nag bëgg naa gars yi dugg ci gombo bi ndax gombo te suba ñu ngi koy waxtaanee fi ñu doon ndekkee rek ni ci européens yi soxlaawee tey ni ko partenaires yi ñëwee di ko jëndatee ci réew mi ñàkkul ni am na leneen lu ñu ciy def lu dul lekk ko kanje waaw kanje men le gombo à l'export ñu ngi ciy liggéey bu semaine bu jàll ak Abdou mi ñu ngi jóge woon Sandiara
ak lu mot 50 hectares yoo xamante lépp gombo la waaye partenaires yi dañu doon njëkkante foofu ñu ne gombo bi am lu si nekk xëy na lu dul di ko lekk rek loolu day permettre ñun béykat yi zone bi surtout ñu am lu ñuy wax la diversification parce que problème mooy la monoculture la ñu xëy na Babacar yu waroon na see mën a ñëwaat mooy lan mooy problème mu nga topp ci benn suuf di ko béy benn xeetu mbéy te dafa yàgg si ñun fii ku fi deful pomme de terre sax li ci cepp di góorgóorlu ñeneen fekku ci ñeneen ñëpp soble wala leneen soble rek la ñuy def pourtant mën nañoo diversifier dafa am ay cultures yi ñuy wax des cultures de résilience la mooy choc bu ndaw bu amee nga mën a am foo jafandiku pour mën koo supporter te béykat salaire am mooy muy 8 wala muy yóbbu par semaine wala yu mel noonu koo fi gis nag tool yu mag yi ak projet yi ñu fiy dégg yëpp c'est parce que kenn ku ne balaa ngay dem tool la ngay dundee xam nga fa nga koy jëlee lay dem ci tool yi teg nga ko ne le donc diversification noonu day permettre ñun béykat ñu agsi ci loolu gis ngeen li ñu fi présenté suba daa présenté nañ fi ñett wala ñeenti xeetu mbéy yoo xamante benn bu ne am na njëriñ ci réew mi commerçant bi fi jógee ci suba te mu dellu ñoom li ñuy jënd soble si gën a tuuti am na yeneen xeetu légumes yu bëree bëri yu ñuy jënd yoo xamante ne béykat yu mag yi ñuy concurrencer soble bi duñ ko béy il faut que nag ñu jéem a am stratégie yoo xamante ne bu ñuy concurrencer soble pomme de terre ñu am foo xamante ne tamit ñun ñoo fa am ëpp doole ñu téye ko réew day spécialisé wu réew moo fi gis nag am na loo xam ne moo ca la gën a aay la mu gën a aay nag kenn du ko ca fekk loolu tamit politique agricole da koy daal di définir ak politique agricole boo ñëwee ci réew mënoo xool ra nga xamante ne say béykat loolu la ñu gën a aay ku leen ci fekk ñu duma la nga tijjil nit ñi foofu soble boo mel ne lu mel ne soble ak pomme de terre kenn duñu ko jàngal kenn dàq ñu koo béy dese nañ suuf dese nañ ndox waaye am na loo xamante ne mu ngi jàll fii kilo 1800 ci réew mi kilo 800 banaana mu ngi fiy jar kilo 800 lu tey nit ñi béy banaana meew dañ ne lekk l'aliment de base yéen ñi ne si école bi xam ngeen ne aliment de base mooy meew mais meew ñun xew ba xew lañ koy lekk te mag ñi lañ koy jox ñoom monsieur le maire ak ñooñu xale yi kenn du leen jox donc dafa am yoo xamante ne boo ci néewee doole bu nit ñëwee da nga naa saa waay man kat fii laa néewee doole dimbali ma fi waaye boo ñëwee si li nga xamante ne maa la ko dàqale nga ma fay gën a góorgóorlu da nga ma yàqal rek est-ce que il faut que ñun béykat yi tamit ñu accepter transformation structurelle bi ñuy wax ñu dem ci coopérative yi taxaw nañ partenaires yi ñëw nañu lëkkaloo wax naa sànq kenn ku may waxal ñuy dem ci turu dëkk bi tamit ngir ñun ñi nga xamante ne ñooy seen i partenaires ñooy seen i ndaw ñu mën a am lu ñu jaayee dëkk bi boo gisee kii jaay engrais mu ngi cepp loo ci mën a góorgóorlu ba jëndee ko cepp am facture bu jógee cepp boo ko ci defee da ngay gën a dooleel cepp wax nañ ko daaw ci soble bi ñu bëri dañuy béyee fii jaayee Kébémer bu ñu comptabiliser ci compte Kébémer lañ koy def ak yu mel noonu loolu day dooleel dëkk bi man nag particulièrement lépp lu ma jël incha allah muy waxoon naa ko directeur wax na ma sas na ma ko tamit depuis ba mu fi ñëwee rencontré maire rencontré les yéen nee na ma lépp loo jël bu ci waa cepp xajee dugal leen ci moo tax programme bi Casamance lañ ko defoon Abdou ak ay relation réseau am ñoom ñu woo ko ne ko il faut ñu am ko ma ne bu ñu ko defee fii rek fa ñu egg fii loolu moo tax ñu ñëw fi tey mais nag yéenay apprécier ndax li ngeen gis fi tey doy na leen est-ce que yéen a ngi doon est-ce que jaroon na ko wala jaru ko lii rek lañ ci soxla su ko defee nag relation yi dina établir mbirum commercialisation dafa am loo xamante ne dama koy xeex ci partenaires yi ak ñëpp mooy li ñuy def jot a defar à la base nit jóge si kaw di ko yàq te yàq ko mooy nga ñëw cepp fekk kii jël bidikam investir ci def ci xaalis jënd engrais jël financement ubbi bidikam ci koñ bii yow nga jóge Dakar jubal ci béykat bi di ko jaay te yow yaay jaay borom bitik bi loolu dañ koy mooy day daaneel réew te jaaykatu intrant yooyu ci chaîne de valeur bi lañ bokk il faut ñu dooleel leen donc bu kenn ubbee bidikam ci dëkk bi bu kenn commandé ci Abdou Ndoye grossiste la bu kenn commandé ci Babacar grossiste la dañ dem ci boutique ba dinañu aussi ubbi groupe WhatsApp ceeb Babacar t'en as parlé voilà waaw après donc dinañ ubbi benn kuréel loo xamante ne ceeb lay doon uniquement engrais yi ak produit lañ ci waxtaane kenn du ci waxtaane leneen dinañ am aussi agent technique boo xamante ci dëkk bi lay dëkk dina mën a remonter yenn photo yi yenn information yenn yu mel noonu ñu waxtaane ko kenn ku ci am produit ci biir dëkk bi tamit nga la waaye nga séddale ko ñoom maaw yi nga xamante ne fu ne la ñuy dem jënd ay engrais boo fa jënd boole ci waa dëkk bi ne leen li engrais bi baax na fi may jeexalee mooy am na ku ma wax ci suba am naa ne Babacar ñëw na ci P bi anam foo ko P engrais bi am na ku ma wax ci suba bi soble waay ñor lañ ko jaay nekkoon na ko produit loolu mooy problème dëkk bi tamit wax naa ko suba ki lay jaay engrais bi yéen ñaara ci yem parce que engrais bi stade boobu du stade am
loolu du njëriñam. loo gis ci àddina dafa am cycle de vie day juddu màgg mu am phase boo xamante day constant dootul màgg mu am loo xamante loo ko mën a defal tamit day wàcc rek mook nit a ci yem. boo jëlee xaru tabaski suñu kër yi boo demee li ci gën a baax paa yi lañ koy dencal ñoom fois ak ñooñ gaa yooyu waaye ñi ko gën a soxla mooy ñi nga xamante buñ ko jotee seen yaram mën nañ ko transformer màgg ko. garab noonu la mel am na engrais yoo xamante ne boo ko defee ci garab gi loo ci def am na njëriñ parce que dina ko permettre mu màgg. dina àgg stade boo xamante ne loo ci def la ñuy wax consommation de luxe amulu ko njëriñ da ngay fere rek mais amulu ko njëriñ day constant mu am fu muy goo xamante ne mën naa soble bi damm na. donc loolu booy jënd engrais il faut nga am informe loolu moo tax loolu laa gis ci dëkk bi nag ñu bëri amuñu information xamuñu loolu te dama gis ren aussi poivron bi nit ñi am ci ay problèmes yu bëree bëri loolu moo tax bu ñu ci waxtaanee ñoo leen soxla nañu information bi ni ñu ko defee nii ci yéen dinañu dajale incha allah mboolem jaaykat yi nekk Potou ak Thiep dajale leen benn formation gën a dugg gën a xuus ci affaire techniquement ñu won leen ñoom ñu nekk seen i première niveau d'information yoo xam ne ñoom ñooy seen i première conseiller boo lu leen xaw a tëj ci yenn mooy infirmier boo excès ci infirmier bi am na yoo xamante la koy defal léegi yoo am na yoo xam ne bu ko mënul dañ naa ko jàllale ko Louga wala Thiep wala Kébémer noonu lañ bëgg a àggee ci mbay mi incha allah ngeen jëgal ñu baax ci guddal bi di leen ziarwaat bu baax merci. waaw ok. léegi yaakaar naa ni ndaje bi ñu ngi toll ci phase boo xamante ni phase bu mujj bi la mais moo ci gën a am njariñ ndax danañ ci am lu bari lu ci leer li ñu jot a wax fii yépp pour ngeen xam ko li ngeen ci xamul léegi tijji na ndaje bi pour ku bëgg a laaj ku ci bëgg a yokk tamit nga yokk ci parce que maanaam ñun ñu fi ñëw wax léegi même bu ndee baykat it am na loo xamante ni xamuñu ko wala am na loo xamante ni tamit mën ngeen koo yeesal ci seen diggante ak ñoom pour ñu mën koo jokkaloo ci waxtaan. d'accord léegi ku amoon loo bëgg a wax ñu jox la kàddu gi nga wax. est-ce que doo ko fekk fii waaw est-ce que du ko fekk fii ndax ñaari site xam nga léegi dañoo gis ni nit ñi daanaka seetaanatuñu télé téléphone la ni seetaanee télé léegi nag ñi ñaari télé lan yoo xamante ni ci internet lan nekk moo tax ñu bëgg cee jaarale kii bi incha allah. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ngi rafetlu jataay bi ñu ngi sant maanaam ñu ngi sant partenaires yi nga xam ne ñoo jàpp ci bés bi ba mu mën a mel nii maanaam fi may ñëwee rek mooy maanaam njëriñ bii ngeen indi nii nan ngeen di def ba mu gën a jege béykat yi parce que des fois ñu mel ne yéen dañuy ñëw fii bu ñu ñëwee bu ñu joxee seen coordonnées boo leen laajee ñu ne fekk leen riisandi ñeeri amuñu nangam béykat yi joti wuñu foofu ñëpp Dakar la ñu loose léegi mu sori béykat yi léegi nag dañu bëggoon a laaj nan ngeen di def ba ngeen gën a jege béykat yi nga xam ne maanaam seen produit yi saa bu ko béykat bi soxlaa mu mën ci jot loolu mooy sama première maanaam laajte ndax am maanaam nit ñi moom mbéy mooy seen liggéey ñu ngi béy engrais ni mu demee ren ci réew mi kenn du leen ko nettali xam ngeen ko maanaam am na ñoo xam ne seen tool am na weer am na ñoo xam ne ñu ngi dugg ñaari weer amuñu benn doomu engrais loolu maanaam comme ñooñu nekk bu ngeen indee maanaam produit bi nga xam ne mooy engrais organe bi nga xam ne war a xettali gàncax yi war ngeen a teel jege béykat yi mën ci am loolu daal man laa amoon lu may wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mbokk yi asalaamaaleykum man de li may laaj fu sama tooma daanole rek moo di ne mooy engrais bi instant yii béykat yu bari démarré nañu
ñii ñu ngi ci pépinière di traité pépinière di bëgg mu gaaw ñeneen ñi ñu ngi ci répliqué te bëgg nañu soobu ci système bi nii moo tax tey waxtaan bi genre séminaire la soo ko xoolee genre séminaire man dama doon jéem a bind sax nangu mu woon benn point raw ma ci surtout ba ñuy wax ci pépinière bi nan la ñuy traité pépinière bi mu mag nan la ñuy defee gàncax bi ba mu gaaw a jóg mu gaaw a mu dem surtout ci wàllu engrais yi loolu li Tokoro wax rek man loolu laay wax su fekkee ne affaire bi am na ñoo xam ne ñi tey ji suba bu ñu kiyee suñu mënoon dencee kii na dafa am koo xam ne kii jëndoon na mu ngi doon lebi engrais di bëgg engrais pépinière am wala di bëgg engrais repiquage am ay yooyu moo taxoon ñu bëgg affaire bi daal ñu am ci solution nga xam ne kii ku ñibbi tey suba ngay kii sa tool nga xam ci nga bëgg kiyee ci système bi ngeen wax ndax ñu bëri départ nañ te campagne bi première campagne ñoo ngi ci nii deuxième campagne bi moom mooy ñëw ci ay mois de février mois de avril yooyu jëm nawet ñun man ci loolu laa doon laajte ndax su fekkee mën nañu yombalal daal ñu démarrer dugg ci système bi fi ñu toll nii. asalaam. macha allah defe naa ni loolu même ci question bu njëkk bi xaw na koo laal mooy Abdou Agrofarm Babacar yéen nan ngeen xalaat jokkaloog ñii da ngeen indi seen agent tijji seen bitik wala ñoom ku ci man day ñëw ci yéen waxtaan ak yéen ngeen liggéey ak moom nan ngeen xalaat ba daal ñu jokkaloo et puis mu tàmbale ci campagne bi kan laa jox Abdou wala Babacar ok Babacar. bon maa ngi leen di nuyuwaat sama jaam yi di nuyu monsieur le maire donc xam nga moom séeréer moom saa yuy wax moom fekk fi ay jaamam nii la mun a demee mais comme nu ko sëñ Boubacar waxee rek ci wàllu jege bi ñun Thierno mu ngi koy bamtu sànq peut-être ñu ci bëri am nañ ay jumtukaayu WhatsApp daanaka ñun dañoo nekk benn kuréel boo xam ne ñu ngi tuddee suñu bopp la pharmacie du paysan daanaka am nañ daanaka lu ci mat juróomi groupe yoo xam ne bu ci ne yu ci bëri fees nañ te foofu groupe yi lu ñu fay waxtaanee mooy que ne baykat bi jafe-jafe bu mu mën a am daf koy dugal daanaka su ko dugalee ñu nekk ci groupe yi daanaka def nañ fa ñaari at ñu ci bëri ñu ko jot a bay ñooy wane ah lii da daloon na ma produit bii laa ko saafare wala période bi campagne bii laay wàcc variété bii man laay digal parce que ñun après campagne saa su ci ne suy jege si dañuy def ay formation yoo xam ne que ça soit ñu koy faral di defee nii wala ci groupe bi wax campagne bi mu ngi jege si gars yi lii ak lii lañ ci war a mën a def bu ci nañu wax yan variété ñoo ci gën parce que mbay aussi du produit kese semence dafa nekk lu am solo par exemple baykat information ci variété bi mën nañ ko jaay variété boo xam ne ñemewul tàngaay wala nit ki bëgg a écouler produit mu gis ay variété yu périmé mu dugal ko wa illa aussi ñu ne ko ay variété hybride lañ la jaay te du hybride donc yooyu yëpp dañ ciy weccante ay xalaat leneen li mooy sama numéro daanaka bàyyi naa ko fi ñu ci bëri jël nañ ko mooy 77 bi 242 33 85 ku ma ci woo même soo ma jotul soo ma envoyé message WhatsApp man dama lay tontu beneen mbir bi mooy que ne ñun zone bu ci ne dañ fay bàyyi agent mooy que ne zone sud am nañ benn agent boo xam ne moom liggéeyam du jaay produit mooy que ne baykat yi saa yu ñu ko woowee mu dem xool ban jafe-jafe mu saafara ko zone nord nag comme que fii mu ngi xaw a gën a jege Saint-Louis am nañ benn agent bu fa nekk Abdou Ndiaye moom it agronome la donc waroon na fee teew sax mais dafa am yenn tool yi mu war a animer foofu mais dinañ def benn programme boo xam ne ñu ne ko chaque jeudi ou bien chaque mercredi da ngay def tuuru Potou ak Léona ak ceeb pour mën a assister baykat yi donc loolu la maintenant par rapport ak revendeurs yi ñun comme ni ko Thierno waxee du ñu ñëw di jaay parce que revendeurs yi ñun lañ fi fekk revendeurs yi nag ñun ci mën a former dinañ leen former mais su dee ceeb amoo leen boutique yéen mën ngeen xool fan ngeen mën a ubbi boutique ñuy revêtailler borom boutique bi parce que mënuñu ku ci ne jënd benn yi loolu day indi ay lënt donc su dee amoo leen boutique ñu xool kan moo fi nekk disposition ubbi boutique ñu jàppale ko ci suñuy produit muy koy am par rapport ak jafe-jafe yu ngeen di am par exemple mën ngeen am benn produit comme Fongimax bii ngeen am ay maladies fongiques yi
daanaka am aussi seen pépinière yi di seey wala seen gàncax yi di xaru ngeen dem ci jaaykat amu ko daanaka jaaykat bi su dee amu ko daf leen di jéem a forcer beneen produit te yooyu nag pour jafe-jafe yooyu dootul am su dee aussi mën ngeen am fii ceeb benn boutique bu leen jege mën nañoo lëkkaloog moom pour produit bi di fi jege mais ñun moom ci wàllu technique bépp loo leen jafe-jafe bu ngeen am ci wàllu mbay soo leen ñu ci waxee dinañ am ay nit ñoo xam ne am nañ ci expérience dinañ ci def weccante xalaat parce que pharmacie du paysan ñun lenn lañ ko tuddee mooy que ne weccante xalaat expérience bu ma tënku ci mbay ci fukki at yi weesu yëpp naam am na lu ma ci jàng bëri na yu ma ci pratiqué mais xool leen ngeen bokk groupe WhatsApp boo xam ne day am 200 personnes campagne jeex ñu ci ëpp juróom fukk ba juróom-ñeent fukk ku ci ne day wax nu mu bayee ak yan jafe-jafe loolu su dajee sa jëmm daanaka saa yoo waxee da ngay wax loo xam ne lu nit dund la mais pas lu nit jàng donc loolu moo waral weccoo xalaat yu ñu ciy def moo waral ku nekk ci groupe bi su waxee rek da ngay defe ne dafa jàng mbay alors que jafe-jafe yu gars yi di dugal ci groupe yi di ci wutu saafara moo ko def. dina bari lu ko manqué maanaam loolu tam mu nekk ngëm-ngëm boo xamante ne daa am ñu ko gëm rek ba tey maanaam genre produit yi nga xamante ne tey ñu ngi koy indi pour dooleel mbay mi maanaam am na ñoo xamante ne mënuñu ko gëm ne maanaam loolu mën naa remplacer liñ doon def maanaam loolu nag maanaam question bu may la laaj maanaam techniciens yi maanaam ñoom lan la ñuy rassurer ñun ñi nga xamante ne tey ay béykat lañu te ñu am loo xamante ne dañ ko tàmmoon di béyee ñu yaakaar ne loolu buñ ko defut maanaam dinañ am échec ci sunu production maanaam lan la ñuy rassurer loo xamante ne tey ñoom mën nañu rassurer ne lii buñ ko defee mën nañ cee gis résultat wala mën nañ ci am résultat bu ëpp li nga xamante ne moom lañ doon am ci bi ñu doon def loo xamante ne loolu la ñu tàmm wala di aada wa di béyee leneen li mu ciy wax tamit maanaam bu fekkee man ci personnellement ci sama bopp man li ñu wax fii yëpp man gëm naa ko te xam naa ne lu am la te parce que fi mbay tollu tey ak jamono bi fi mu toll maanaam ñun ci xel rek war na laa jàngal ne maanaam ñun ni ñuy béyee du technique du nekkul loo xamante ni tamit xel mën na ko nangu parce que nga jël engrais urée nga xóoyal ko ci ndox nga sotti ko ci biir siwo jël benn raakol nga def ci biiram taal machine muy dem ci biir van yi mënoo contrôler ne yépp am na parce que foofu moom sa technicité mënul yegg foofu ni maanaam engrais bi fii la yem wala fee la yem wala fii la toqi wala toqiwul fee wala fee li mu fa toqi ëpp na li mu waroon toqi foofu loolu yëpp maanaam loolu technicité boobu yow miy béykat bi yow amoo loolu donc dangaa def rek sa xayma nga dugal ci biir ndox rek xóoyal taal machine bi muy dem xamoo ndax jeex na wala jeexul donc yooyu yëpp muy erreur yoo xamante ni baykat bi mën na ko am ci buy béy donc ñu gis ne tey lii ngeen wax ni solution la tey ci jafe-jafe yi ñu nekk ci biir mbay mi mu mën koo saafara waaye tamit def am leneen loo xamante ni day posé wu problème ci loolu mooy bari na ñu ko wax maanaam baykat bi tey mën naa pare comme ku mel ne man ak sama moroom wala keneen mën naa gëm ne lii kat saafara la ci loolu ci problème engrais yi ak yeneen yoo xamante ne day wàññi sunu rendement ak yeneen yoo xamante ne day indi feebar ci sunu suuf ñu xam ne lii kat solution la mais nag amuñu moyen bu ko mën parce que buñ ne bay nga ne moyen te moyen boobu tey boo ko amul tey ñu bari dañuy béy rek mën nañu xam ne lii baax na mais nag comme que amoo moyen bi te sa doole yëggul foofu da ngay xala def rek li nga tollool doole donc loolu tamit mu nekk beneen problème boo xamante ne boo bëggee changer système bi nga dem ci li nga xamante ne foofu la moo méngoog jamono waaye bu la ko sa moyen mayut tamit da ngay mujj rek def ni maam doon def rek nga def li tolloog yow rek wala nga def loo xamante ni comme urée bi mën ngaa xóoyal noonu di nekk ci noonu di béyee système boo xamante ne méngoowul ak jamono mais nag sa kattan moo yeggul fii ñeneen ñi seen kattan yegg donc loolu tamit mu nekk problème boo xamante ne est-ce que loolu tamit mën nañ ci am solution leneen li ci des tamit mooy maanaam ñëpp xam nañ maanaam technicien bi génnee na ko fii mooy mbayum nawet mi ñun dañ ci am problème sànq ma gis mu génnee ay plans yoo xamante ne dañ ciy def grain bi di ko ci def pour bu saxee nga park ko foofu bu saxee après nga mën ko jël nga dugal ko ci biir néeg nga park ko foofu
bu matee nga génnee ko après nga dem def ko ci tool bi ma gis mu génnee benn planche boo xamante ne kaani la def piment boobu may laaj maanaam piment boobu boo ko defee da nga koy boo ko jëlee noonu da nga koy dindi ci biir mbuus mi nga jëmbat ko wala da nga koy jëmbataale noonu rek ci biir kii bi mu nekk noonu leneen li ci des tamit mooy gis nañu feebar yu bari génnee na ko fii mooy comme zaare yu ñun def ñuy falal di dal bu ñuy bay ci nawet bi maanaam da ngay bay ba tuuti rek gis soble bi commencé am ay lakk-lakk commencé dee wala commencé mboccet yooyu yëpp tamit def ñuy arrivé yooyu tamit ma doon laaj maanaam pour prévenir loolu mu bañ dal gàncax maanaam yan matukaay nga war a jël pour loolu yëpp nga mën ko prévenir li ma bëgg wax bari na mënuma ko détailler lépp waaye li ci gën a am sens daal mooy ndaje mi ñun ñu ngi koy rafetlu te am na solo torop kilif yu bari ñu ngi fii tey bëgg nañ yëkkati seen kàddu wax mais nag xam nañ jataay bi moo ko maywul waaye képp ku nekk bu waxul tamit li ci xelam maanaam li ñu wax fii yëpp vraiment nekk na loo xamante lu am solo la sëñ bi tamit moom tamit wax na beneen wax bu am solo mooy aspect financier bi nga xamante ne léeg-léeg day dal baykat yi maanaam mooy prêt boo xamante ni day jege trop pour nga investir ci liggéey ci nga mën ci rembourser tamit mu nekk loo xamante ni da lay indil difficulté yoo xamante ne maanaam yow doo liggéeyee ca sago booy liggéey da ngay profiter rek da ngay mel na koo xamante ni da ngaa tiim bool nga xiif trop ngay lekk doo lekkee sa sago donc ba lekk bi mën ngaa suur mais fekk sa biir bi li ci nekk yëpp maanaam pour nga sàq mi pour lekk ak sa sago nga mën a normal loolu doo ko def donc loolu tamit muy loo xamante ni lu ñuy dal la tamit beneen bi tamit mooy Bass Dia moom tamit mu ngi doon wax ne moom bëgg na pour di mooy Bass Dia mi moom waxoon na yóbbante woon na pour bëgg na pour jaay kii yi pare na pour di waaw waaw dafa mel ne li mu wax moom nga résumé ci sa exposé dafay wax waaw bismillah dan am nañ fi yeneen gan yeneen gan yu ñuy bëgg a dugal après buñ paree ñu dugal leen tombeek ñii seen introduction ñee buñ duggee affaire bi waxtaan bi dina gën a xumb waaw balaa añ bi ñëw quoi salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne turam santam maa ngi nuyu monsieur le maire ak gan yi xam ni ñoo teew fii yëpp ci salle bi producteurs yi maa ngi leen di nuyu bu baax Babacar nag wax dëgg yàlla kii Abdou ak dëgg yàlla dafa mel ne fii nga cosaano fii nga xam ndax li nga wax yëpp dafa mel ne danga ko dunde fii ndax lu wóor la li nga wax bu jaar yoon la wax boo xam ne bii loolu mooy problème mooy suñu problème fii loolu moo tax ñu ngi la ci sant ñu ngi la gërëm waaye nag lii produit fooy bi man gëm naa ne mën naa remplacer lépp loo xam ne mën naa ñoral fekk yére nekku ci maanaam defoo alam bi nga xam ne bii moom mooy suñu cosaan man gëm naa ko ndax man def naa ci ñaari tool def naa ko essai def naa ñaari tool yoo xam ne yi benn bi def naa ko engrais fooy bi benn bi def naa ko engrais fooy bi ak boole ci alam waaye bi nga xam ne def naa benn fooy bi def naa ko engrais fooy bi boobu bari na te sàkkan na te yàgga na man def naa ci ñaari yoon def naa sama sonsa suñu baga rusa posta sonsa bi benn engrais alam dugg ci waaye fen daal naa ko weer jaay naa ko waaye népp yi ñu doon soow yëpp man gisuma ko sama soxla ñi ma ko jaayoon tamit jaay nañ ko ba pare wax ñu seen sa soble nim kon nag ak dëgg yàlla xam naa kii am na benn waaye dama doon def espia may jënd foofu may jënd foofu bi engrais fooy bi waaye bu ma ko jëndee bu ma ko defee sama tool du méngoog du mën a yor tool bi maanaam defuma ci alam il faut ba def ci urée bi du mën a dox daal couleur bi du change
lu dul dem ci def urée bi waaye ba tuuti mu daje benn waay pootu mu yor benn oto muy jaay yii muy jaay yu mel ni seen produit yi waxtaan ak moom mu ne ma li ma gën a wóor man mën na ñëw bés tool bii boo ko defee jarul ngay def urée. waajoon pour ñëw le matin mais finalement on nous a dit que dañuy ñëw après midi bi loolu moo tax moo waral retard bi mais comme que affaire bi jeexagul rek heureusement voilà crédit mutuel nag balaa maa commencé damay commencer par présenter wu maa ngi tudd El Hadj Malick Diouf buuru Tukulëër yi léegi maa ngi liggéey kër gi ñuy wax crédit mutuel du Sénégal xam naa ñi nekk fii war nañ ko xam parce que bii du suñu njalbeenu ñëw fii njëkk nañ fi ñëw ci benn projet femmes yoo xam ne ñu ngi leen doon defal ay formation fii waaw ci loolu ñu ngi remercier monsieur Dia le maire qui a facilité les choses ak monsieur Thierno bi nga xam ne moo nekk USAID di kontaan tamit ci initiative bi nga xam ne ñoom nga wax sànq Jolof agricole ak agrofemme voilà léegi ci foofu damay wax ni que rek waa dëkk bi ñoo am chance parce que le financement banque wala institution financière bu fekkee dafa bëgg a dem fenn ci benn domaine dafay bëgg bu demee fekk fa dara bi mooy su ma jëlee exemple agriculteurs yi day fekk yow nga am sa tool fekk yow nga am xam-xam tool bi comme ni nga ko waxee sànq am na fi am ngeen ay tool xam-xam bi yaakaar naa am na fi parce que je crois que vous êtes en fin de formation kon nag conditions yi yëpp c'est réuni pour seen mébét bi nga xam ne mooy financement bi ngeen mën cee jot waaw léegi ci foofu crédit mutuel dafay proposer agriculteurs yi ay produits yoo xam ne dafa leen di jàppale ci seen activité li ko dalee ci ki nga xam ne par exemple agriculteur la dafay bëgg ay matériels yoo xam ne moom lay doxalee activité am day soxla tamit ay engrais dafay soxla ay intrants mooy jënd grains yi nga xam ne moom lay jiw pour mun koo traiter et en fin de compte mu mën a récolter dara léegi ci foofu crédit yi nga xam ne moo jëm ci wàllu investissement bi comme crédit waxtaan la ba juboo kenn ku ci nekk sooy ñëw da ngay defar wala da ngay defar li ñuy wax projet fekkee mënoo defar projet nga xool sa situation expliquer ko boo ko expliquer dinañu am benn produit boo xam ne moom la ñuy adapté par rapport ak sa situation waaw léegi crédit investissement bi mun nañ la ko jox nga fay ko benn at ñaari at ba ñetti at ça dépend te xam nga ki nga xam ne dafay investir parce que comme par rapport ak li ma dégg sànq temps bi nga xam ne moom ngeen di soxla pour mun a investir installer jiw après le temps que li ñu jiw di meññi ba ngay mën a récolter xam nga loolu période boobu noonu mënuñ laa jox xaalis léegi financer la pour sa activité bi après un mois après ñu laaj la ne ko kaay nga rembourser am nañu produit boo xam ne c'est adapté à ça mun nañu la jox benn crédit boo xam ne boo ko jëlee si juróom ñeenteelu weer ba moom ngay commencer moom ngay rembourser crédit bi yëpp. am nañu crédit boo xam ne mun nañ la ko jox nga fay ko par mois wala par 3 mois wala jusqu'à par semestre par 6 mois mais crédit boobu mun na dem ba 3 ans mooy 36 mois voilà loolu nekk na ay produits yoo xam ne mënuñu ko def détail par détail mais parce que kenn ku ci nekk par rapport ak sa situation voilà sa besoin quoi léegi boo exprimer sa besoin agent bi nga xam moom ngay fekk foofu noonu dina xool ban produit moo gën a adapté si yow mais dañuy financer pour engrais dañuy financer pour intrant dañuy financer pour matériel yi nga xam ne moom ngay utiliser pour mën a kii comme par exemple machines yi ngeen di arroser ay solaires yi
il y a un partenaire bi nga xam ne récemment on a signé une convention avec lui. C'est le partenaire, c'est Ibidiz. Ibidiz. Voilà, on a signé une convention avec eux. Boobu xam naa day gën a faciliter affaire bi. Voilà léegi nag di leen wax ni bon yéen tukulóor yi am ngeen chance am ngi seen dëkk bi moo am na chance parce que vraiment il y a plusieurs partenaires qui sont réunis pour mun leen jàppale. Li ci des rek mooy pas-pas yi kenn ku ci nekk parce que liggéey boo gis dafa laaj pas-pas boo amee pas-pas parce que béykat moom turu yàlla lay dundee parce que ki nga xam ne dafay jël li mu moom suul ko di xaar kooku kenn gënu koo gëm yàlla. Voilà kon nag vous avez toutes les occasions pour mën a mener seen activité à bien pour mën a am yokkute quoi sokkali ko ci seen mbir. Voilà léegi nag bu fekkee nag da nga bëgg financement ci banque il faut nga commencer par ubbi compte parce que soo ubbee compte ci ngay nekk un client de la banque tant que ubbi woo compte mënugoo nekk client banque bi soo ubbee compte bu pare ci ngay nekk un client de la banque léegi nag li ci des compte bi da nga koy doxal pendant 1 mois loolu mooy règle standard bi mais dina am ay conditions yoo xam ne comme par exemple genre convention bu fekkee dañu nekk en convention mun nañu bañ a soxla nga toog 1 mois bi 1 mois mouvement bi mun nga ubbi compte bi tey ñu envisager pour jox la un crédit monter dossier bi jaarale ko si fi mu war a jaar pour nga mën a bénéficier wu de ce crédit là waaw léegi loolu daal mooy kii bi présentation bi ngeen baal ma rek dama koo fournir rek maa ngi jégalu. waaw waxaat du bëri wax comme ni ma la ko waxee woon sànq rek ñi ngi fi nga xamante ni moo di kër yi monsieur le maire bu Thiep bu commune bu Thiep di Mouhamed Dia ginnaaw bu ñu ko bàyyee mu nuyoo ak askan bi dañuy jàll ci question yi monsieur le maire asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal. maa ngi leen di fay di leen jaajëfal di am mbégte lool pour dalal leen ci commune bu Thiep. ñu ngi kontaan bu baax léegi monsieur le maire gis nañ ne élection yi mi ngi jege si ñu bëggoon a xam lan mooy sa ay projet. waaw ginnaaw bi ma nuyoo defe naa ne waxoon bilan sax moo ma gënaloon tey wax ay projet waaye projet yi mooy fekke ba li nga xam ne lii mooy suñu payofor ñu seet nan la ñu koy jëmmal yaatal ko dëggal ko ba ñëpp mën a am njëriñ te njëriñ boobu ci projet yi jàpp naa ne moo tax sax ngeen ñëw fi tey ndax li ñu sumb nii moo tax ngeen déplacé wu ñëw seet si ñu donc projet yi bari na ñun dañu am ñetti ndégër laay parce que ci monde rural bi nañu nekk dañu am ndégër laay comme béykat ci li ëpp ci ñi fi yeewoo dañu am ndégër laay ci càmm itam ñi ëpp li ñu yeewu dañuy sàmm waaye dañu am ndégër laay aussi ci napp ñi fi nekk aussi dafa am ay nappkat suñu dajalee ñetti ndégër laay yooyu ñooy ndégër laayu réew mi donc dafa am solo trop donte nag dina am yeneen secteur yoo xam ne yi secteur éducation la santé la ak yeneen environnement comme ni ngeen xamee transfert compétence mais yooyu yëpp dafa am lu koy alimenté li koy alimenté mooy nit ki su bëggee yokk lan lay def ndax day béy ndax day sàmm ndax day jaay ndax day jënd ndax dafa yor ay industrie yooyu yëpp dañu koy déggal mais daal jàpp naa ne projet yi lépp luy activité boo xam ne bii mu ngi ci commune bi te yitteel askan wi sumb nañu ci ay sumba yu bees te ñaan yàlla àggale ko jàmm. kàddu yi am na solo trop mais mu mel ni tey journée porte ouverte dafa amoon fii Jolof Agricole organisé ko ànd ak ay partenaires am ku si mel ne USAID lan nga ñu mën a wax si loolu. waaw dañuy jëkk sant USAID ak Nafoore Wapetaki ndax sabab bi itam ba ñooñu mën a ñëw ñoom la loolu li muy tekki rek mooy ne Thiep nekk na zone boo xam ne bii bu yaatu la ndax am na 523 kilomètres carrés xam nga loolu boo ko commune amee mu tolloo ak région Dakar mu nees na jàpp ne commune bu mag la. commune bi aussi am na juróom-ñetti fukki dëkk ak juróom-ñett 88 villages ak ñeenti amoo donc nekk na commune bu yaatu. commune bi aussi dafa nekk ci région Louga xam nga région Louga booy koy natt doolem ci littoral bi juróom fukki kilomètres ak ñeent la am ci Grand Côte bi. mais fanweeri ak juróom benn yëpp yàlla dafa dogal mu nekk commune Thiep commune boobu nag dina teg ku mel ne Nafoore Wapetaki déplacé wu ci activités yi nga xam ne yii dañu ko sas mu war ko développé mooy fekk ba li ñuy wax horticulture
mu nekk développement boo xam ne bii moom mooy tax ëllëg autosuffisance bi ñu sas suñu bopp jàpp ne mën nañu ko am kenn du ko am ci mbéy mu jéeri de mënoo béy ñetti weer toog juróom-ñeenti weer nga toog naan damay am autosuffisance donc moo tax ñu déplacé wu tey seet si ñu ànd ak ñun ci programme bi nga xam ne bii mooy PSE local parce que il faut ñu jàpp ne PSE national am na mais PSE local am na parce que ñun ñoo ko définir noonu fekk béykat yi suñu gox bi moo mën a bokk ci gox yi gën a développé jàpp naa ne daal loolu moo tax ngeen daje fi yéen ñëpp ku ne nag ci paquet bi ku ne am lu mu indi pour paquet bi mën a mot parce que chaîne de valeur bi nga xam ne bii moo nekk ci horticulture nekk ci horticole dafa nekk loo xam ne li ku ne def am looy indi ñii dañu indi jiw ñii indi produit bi ñii indi semence bi ñii indi luy génne ndox mi comme énergie renouvelable ñii indi yooyu nag moo leen dajale tey ñu def ne porte ouverte maanaam ubbeeku wane li ñu yor mais béykat yi aussi ñu jéem leen sensibiliser et former leen ñu xam lii am ci li nga xam ne di bu ñu bëggee béy mbéy mu mucc ayib moo xam ne bi sénégalais yëpp daañu mën a consommer consommation locale mais dañ koy consommer ci mbégte aussi jàpp naa ne loolu moo tax tey daal ñëpp a ñëw fii. am na solo trop mais monsieur le maire dama bëggoon rek nga am benn message boo lancé ñi nga xamante ne ñoo di cultivateurs yi parce que gis nañu atu yi ngeen am yëpp comme ni nga ko waxee commune de Thiep bi mu am yëpp ban message bu concret nga bëgg a lancé ñi nga xamante ne moo di baykat yi. non waxuma sax ma laase leen ko mais ñoom laase nañu ko seen bopp mooy ñu booloo moo tax ñu takkawal lu ñuy naan cadre de concertation et de développement des zones de Niayes benn moo tax ñu takkawal ay société coopérative ñaar moo tax woon aussi ñu am ay GIE ay groupement ay union ak ay fédération c'est-à-dire ci àddina bi fépp boo déggee ñuy def États-Unis d'Amérique Union européenne État d'Afrique de l'Ouest État d'Afrique de l'Ouest Afrique sax ñu ngi koy wax ñu naan association de nangam parce que dañu bëgg nit ñi booloo kon tey li ñuy ko wax béykat yi mooy mënuñu développer mukk di doxee par kenn il faut ñu booloo nekk benn di yëkkatindoo di tëggandoo ba bu ñuy jënd dara ñu ànd jëndandoo ko bu ñuy jaay ñu ànd jaay mooy il faut daal ci gàttal organisation bu mucc ayib bu taxaw mu am pour ñëpp mën a noppalu ko moo tax defe naa ne ñuy wax ne paquet la paquet boobu li muy tekki rek mooy nañu booloo soxla yi booloo luy saafara soxla yi jàpp naa ne daal loolu moo tax ñu loolu lañ leen di xelal tey. am na solo li ñoo fait la force li ko wax bëri nañu anglais bi wax na ko many hands make strong fi mu toll nii monsieur le maire dama lay bàyyi nga wax sa mot de la fin ñu tàggatoo beneen yoon kontaan nañ trop nag ñun ñii. waaw li may tàggatoo rek di sant seen teewaay waaye li may tàggatoo mooy ñu ngi jëm ci tànn xam nga collectivité territoriale sarta yi dañu ne dañu lay dénk la ko ci juróomi at yi bu jëkk bi yaay dénk nit ñi ñoo la koy dénk ñaareelu dénkaane bi wala ñetteelu dénkaane bi yaa ngi dénk sa bopp parce que nag ku ñu dénk dara te moomoo ko war nga xam ne bés dina ñëw ñu laaj la ko laaj bi nag tekkiwul ne dañu lay laaj dindi la fa mais dañu lay laaj li nga def bu méngoo ak la nga digg woon ci soxla nga fay soxla yi mooy ñu yeesalaat kóolute gi su fekkente ne dafay wuute ak soxla yi nag ñu sanctionné dindi la foofu seet keneen koo xam ne kii mën na ñëw pour def loolu jàpp naa ne daal incha allahu rabbi mënuñu natt suñu bopp mais nit ñi ci fan yu néew daañu daje ak ñoom ñu nattaat ñu suñuy wóoloo ñu jàll point yu bëri jàpp naa ne ñun ñoo fi nekkaat daa ngeen ñu fekkaat su point yi kawee néew jàppale ne mën ngeen fekkaat keneen ku mel ne Mamou Dal maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw mu nekkoon monsieur le maire bu commune bu Thiep waa li mu wax am na solo kàddu yi mu fekk tamit am na solo trop waa waxuñu ki defar dëkk bi waxuñu ki dëkk si dëkk bi ki defar dëkk bi la ñuy wax mais moom dafa boole ñaar yëpp dëkk si dëkk bi ak defar dëkk bi kon yàlla na jàmmam yàgg taxawaay bi am solo instant yi nii ñu ngi leen di tàggoo yéen waa Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance bu beneen incha allah.